salaamaaleykum mbokku auditeurs ak auditrices yu Baol Média tey nag comme ni nga ko xamee ñu ngi fii si garage u Kër Niang ñu ngi ziar mbokk yëpp ñu ñuy bàyyi xel diggante Mbacké ak Touba comme ni ñu ko waxee woon sànq ñu ngi fii si garage comme Kër Niang comme ni ñu ko tàmm di defee dugg ci ruq-ruqaat yi dëkk askan bi sunu micro taaraan seen xel ni ñuy dundee jafe-jafe yi ñu fiy jàkkaarloo tey nag dafa mel ni dafa am lu leen naqari woon lool. te loolu de si loolu noonu la ñu bëggoon xultu kon ñu ngi leen bàyyeek Modou Ndoye mu wax leen nuñ koy dundee. waaw auzu billaahi mina seytaani rajim waaw asalaamaaleykum mbokk auditrices yi mbokki Baol Média ñu ngi leen di nuyu di leen ziare man la Modou Ndoye président association pour le développement transport hippomobile di sareet yi nga xam ne ñoo nekk ci Touba. tey nag dañoo am benn jafe-jafe boo xamante ni dañ ko am ak mairie bu Touba ndax ku ne xam na ne Touba dafa am ay actualité yu ci am màggal nekk ci première boo xamante ni muy 18 safar tey commune bu Touba ak ay actionnaires am yi nga xamante ni ñoom lañu àndal ñu jékki-jékki dal ci suñu kaw ñoom ak seen ay collecteurs wax ne dafa am benn opération bu ñuy def opération bi nag dañ ko jëmee ci sareet yi pour néewal leen doole gi mooy monsieur le maire Abdou Lahad Ka ak les commissions des transports hippomobiles ñoom ñoo pare pour dal ci kaw sareet yi dal ci kaw sareet yi mooy di leen fayu 3000 francs yoo xamante ni dañu xëy rek ne dañuy def opération ma jàpp ne am réew ci ni muy doxee ci Sénégal ak démocrate am ñu tey ñun ñuy ay sénégalais pur xalaat naa ne su fekkente ne dafa am benn soxla boo xamante ni am nañ ko ci ñun defe naa ne bala ñuy attaqué di dal suñu kaw di ànd ak ay forces de l'ordre war nañu avertir ba pare mais avertir amu ci ndax ñun ay nit la ñoo xam ne ay kilifa lañ suñ borom boole ñu ak ay ndaw ñu ne ci dëkk bi di liggéey kon yaakaar naa ne ku soxla li nu yor war nga mën a wax ak ñun ba pare du nag lu nu bañ ndax Touba ku ne xam na ne lu fi waay def lu ne sëriñ bee tax nga di ko def mais du ñii fi nekk ndax ñii seenu tële wane na ne ñoom xamuñu fu ñuy teg seen tànk te ñoo ngi demandé monsieur le maire Abdou Lahad Ka na xam ne dëkk bi dañ ko jël teg ko ci loxoom pour mu liggéeyal sëriñ Touba mais teguñu ko fi pour muy not doomu aadama yi wala muy jaar seen kaw war a mu leen di nappaaje ndax bu yàggul dara fii ak 3 mois dégg nañ mu def déclaration ci nawet bi wax ne commune Touba dafa tële ci côté inondation loolu nag ñun ñu dégg ko xam ne kilifa gu juum la ndax kilifa buñ la jiitee lu toll ni mairie Touba nga xam ne mairie 45 départements yi Touba mooy mairie bi ci ëpp doole ñu voteel ko budget bu yàggul mu toll ci 4 milliards 800 millions nga xamante ni ñoom ñoo wax ne mooy budget commune bu Touba te boobu ba léegi mënuñu fexe ba am infrastructure yu baax mënuñu fexe ba ñu tàggale ko assainissement mënuñu fexe ba tàggale ko ak mbalit mënuñu fexe ba tàggale ko ak am ndox tële gu nu tële nag ak ñàkk xam lan mooy administration moo nu ko yóbbee ñu ngi demandé Abdou Lahad Ka bu baax a baax ak ay le conseiller commune ñu xam ne lii nu ñu leen jox ni moomeelu sëriñ bi la loolu lañ leen toppee waaye du cër boo xamante ni dañ leen ko jox ndax ku ne gis na Touba nawet bi ni mu mel jafe-jafe yi bari na trop ñun borom sareet yi dañu mujj sax mënuñu liggéey kon suñu demee ba màggal des 25 jours wala 24 jours ñu jël ay forces de l'ordre boole leen ay nit dal leen ci suñu kaw di ñu fay 3000 francs loolu ak notel mënu ko passé kaw te dëkk bi Serigne Touba moo ne walay sa yu ji sawaabul jismi safaaxatul fataawa su al faxli kon du dëkk boo xam dëkk bu ñuy noté la wala dëkk bu ñuy manque dereti jàmbur wala dëkk bu ñuy delloo nit ñi ci mbuumul njaam loolu Serigne Touba jëlee na ko fi kon monsieur Abdou Lahad Ka na xam ne dëkk bi dañ ko jox pour mu liggéeyal Serigne Touba pour mu liggéeyal askan wi waaye joxuñ ko pour mu not wala mu yéeg doomu aadama yi loolu Modou Ndoye man Modou Ndoye association pour le développement transport hippomobile di soldaaru borom sareet yi man maa ko wax te itam pare nañ pour ànd ak ñoom di xeex bii ndax teguñu ko ci fula teguñu ko ci fayda dañ ko teg pour reesal seen i biir te itam nañu xam ne lii nuy lekk riba la te itam riba moom ku ko lekk ku ne fii ci Touba da nga ko gis kon loolu mooy yéen a ko déggandoo dégg ngeen kàddu yooyu Modou Ndoye jàllale wax na naqaram daanaka dégg ngeen jafe-jafe yi mu bàyyi yëpp pour gars yi yëpp mën see jot ñi nga xam ne ñoo nekk ci garage bi ak ñi nekkul ci garage bi te lii moom boo déggee ni mu waxee ngeen xam ne xol la waxee te métit la parce que ñu jékki-jékki rek taxaw ne la da ngay fay 3000 francs yoo xam ne yow xamoo nan nga koy fayee jékki-jékki ñëw yëgaluñ la defuñu la dara loolu moom du yoon te dégg ngeen li mu wax si monsieur le maire Abdou Lahad Ka muy maire Touba kon mbokk yi dañ leen di bàyyeek Serigne Bousso Basirou Bousso autant pour moi moom it mu wax ñu lu mu si xalaat. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki julli mbokki taalibe bi man la Basirou Bousso responsable bokk gis-gis fii ci Touba
tey nag dañoo ñëwoon fii ci suñu mbokk di suñu mbokki taalibe di suñuy xarit di suñuy soppe fii ci garage Kër Niang te Serigne Moundoye jiite ko ak ñi mu ànd ci liggéey bi ñun nag ñu am naqar ak tiis ñëw bokk fas yéene ko bokk ak ñoom ndax ñun ci dëkk bi leen dëkk ndax Touba ku ko xam ne dëkku yërmaan la dëkku njégal la ak dëkku jàppale la ñii dañ fee nekk di daan seen doole di ay boromi sareet di ay boromi kër di ay responsable comité rural bi ci njiitul Abdou Lahad Ka jekki-jekki ñëw bëgg leen a fay 3000 dama bëgg a xam ne Abdou Lahad Ka dañ laa dénk dëkk bi ngir nga defar dëkk bi dimbale nit ñi jàppale leen waaye dénku ñu la dëkk bi ngir di récolter xaalis te xaalis boo xam ne xamul fu mu jëm ndax ku ne ci ab dëkk xam na ne di fa liggéey di fa jariñoo da ngaa war a fay ay taxes da ngaa war a fay ay droit loolu d'accord nañ ci wante droit yi ñuy fay li tax ñu koy fay dañ ko bëgg a gis ci dëkk bi xam ne fii li ñuy fay fii lay dugg wante di fayloo ay nit guddeeg bëccëg te doo gis fenn résistance boo xam ne la ñuy fay foofu la jëm ndax dëkk boo ko gis xam ne bari na ay jafe-jafe bu nawet bi ñëwee gis ngeen indonnage yi fi nekk ñu baree bari liggéey duñu mën a liggéey mbedd yu bari duñu fa mën a jaar lamp yi doxuñu mbalit mi bari na ci dëkk bi kon boog dañuy laaj ba xam xaalis boobu ñu fay fan lay dugg nan nga jékki-jékki bëgg a ñëw ci ay nit di ay doomi aadama di liggéey di ñaq ngir tere seen njaboot nga bëgg a jékki-jékki diisoo ak ñoom te nit ki bala moo def boo dee jiit bala ngaa def dara da ngaa war a diisoo mooy waral doo jum wala doo def loo xam ne da nga koy réccu ñii ay nit leen di ay doomi aadama di taalibe Serigne Touba nekk ci dëkk bi di daan seen doole kon boog boo leen bëgg a defloo dara da ngaa war a ñëw diisoo ak ñoom avant nga fay yebal ay nit di leen fayloo xaalis fay naam mënut a ñàkk wante nag bala nga ko def war ngaa ñoom diisoo ñoom nga wax leen seen xalaat ñu wax leen sa xalaat ngeen xool da ngeen ko defee wante jékki-jékki rek ñëw ci ay nit di leen fayal ay 3000 naan la pour màggal gi màggal dafa war a weesu ñuy continuer di fay kon boog da ngeen war a teg ci yoon woo xam ne dañuy continuer ndax borom sareet ñoom rek ñooy respecté loo xam ne chaque weer ñu fay 1500 ci sareet bu ne ci ay lu war a mat ay 13000 sareet yu nekk ci dëkk bi loolu xaalis boobu lañ bëgg a xam fan la nekk ak lan lañ ciy def ñoom buñ ko fayee bàyyi ba màggal ga jub si nga xam ne même pas 25 jours war nga ko def avant 1 mois wala 2 mois woo leen waxtaan ak ñoom ndax ñoom am nañ ay ñu leen toogal ci comité rural waan damaa yaakaar ña leen fa toogal ñoo defut seen liggéey bu defoon seen liggéey bala ñoo jékki-jékki ñëw dal seen kaw ñoom dana ñëw wax ak ñoom wax leen liñ bëgg a def ñu wax leen seen xalaat xool liñ bëgg a doxee dëkk bi dana war a jàppale nit ñi yëpp ci borom sareet ak ñeneen ndax Touba màggal Touba bu jub see rek ngay gis ñuy profito dem ci borom sareet yi dem ci borom magasin yi dem ci képp kuy yëngu te den fay ay patente den fay ay taxes yoo xam ne xaalis boobu buñ paree fan lañ koy dugal ndax doonaa yaakaar ne am maire yi bu nekk ci gox taxes yi may fay dafa war a feeñaat ci dëkk ba ci wàllu jëm ci wàllu indonnance yi wala jëm transport yi wala jëm ci wàllu seetal dëkk bi Touba ko gis sëñ bi màggal ba màggal daanaka lay seet gu mu war a war te bu màggal passé par mu seetal lépp te loolu liggéeyu comité rural la liggéeyu maire la kon boobu maire bi lañuy laaj lan lay fi liggéey ñu laaj ñu ngi méttatlu ànd koog ñoom en tant que parti boo ko gis-gis fii ci Touba ñun loolu lu ñu mett la te bëgg na ñu saafara ko te saafara yi mooy wax ko ak jëfe ko jébaane kon ko war a jébaane kon boog lii naqar yu Abdou Lahad Ka nii ngay doxalee xam na ne dañ laa dénk dëkk bi ci kilifteef ngay dox waaye nag doo bëgg booy dox ci kilifteef te nga xam fi ngay teg sa tànk ak ñi ngay liggéeyal ak ni ñuy doxee gëm nañ ne lii bu fekkoon population moo koy fale yow doo fa am ndigal sëriñ moo la fi teg kon boog ñun sëñ bi lu mu def dañ ciy ànd lu mu bëgg a lu mu xalaat def dañ ciy ànd kon boog lenn waan teewut na bi ñu war a wax suñu xalaat ci dëkk bi ndax dañoo bëgg dëkk bi avancé dëkk bi jëm ci kanam dëkk bi doon référence comme ni ko borom bëgg ak ni ko borom jaar loolu nag ñun taalibe yi ñoo ko mën a jàppale sëriñ bi defal ko mu doon dëkk bi yërmaane ba ñëpp xeemeem gi ñu fi amoon mu gën a yokk ba ñëpp di fi ñëw di fi daan seen doon di fi jariñu di fi def li ñu war a def nag di fi fay taxi borom sareet yi ay jàmbaar lan ay responsable leen di boroomi kër bu leen jàppale kenn war leen a sonal kon boog ñun dañ leen a lancé appel ñu jàppale leen ci côté bu nekk lii ñu leen bëgg defloo ñu xoolaat ko bu baax ndax màggal Touba nga bëgg leen fay la 3000 bu kon ne ñuy kon ne dafay 1500 dañ ko waroon a bàyyi ci 1500 yooyu ñu fay bu kon ne tamit bu màggal gi jàllee ndax màggal gi rek bis bu tedd la buy ñëw buy jàll at ba at lay doon waaye nag waroo cee forcé nit naa ko da nga fay 3000 te 3000 yooyu danoo bëgg mun ko fayee pare fan la jëm xaalis boobu fan la jëm yëmul ci ñoom taxi rek yëmul ci borom sareet yi borom taxi borom biti yi waaye léegi xaalis boobu fan lay dugg après ak lan lañ ciy def ñun loolu lañ bëgg a xam fan lay dugg yow Abdou Lahad Ka yow la ñu ko laaj te laaj boobu bëgg nañ nga tontu yu leer ndax dañ laa dénk loo xam ne lu rëy la lu diis la kon boog dañ lay liggéeyloo ci dëkk bi te liggéey boobu dana bëgg a gis résultat bi te ñun jaaxal ñu gis ñu ko muy man ak keneen loolu lan la bëgg a laaj bi soobee incha allah. da nga bëgg a wax ne Abdou Lahad Ka li mu def kon jaadu. waaw jaaduwut ndax ay nit boo dee liggéey ñoom même bu dul boo borom sareet yi ak keneen ku mën doon boo dee liggéey ñoom ak wala nga bëgg leen defloo dara waa nga ci diisoo ak ñoom laaj leen seen xalaat ñu jox leen sa xalaat ndax ku ne am na ngay xalaat te kuy liggéey ci ab dëkk di fa jariñu dafa mos dara war ngaa fay ay taxes c'est normal ñun d'accord nañ ci wante taxes yi ñuy fay muy fii ak faneen tax foo dem taxes yi ni fay ca mairie ba dana gis résultat bi mu jur
ci dëkk ba ñu xam ne ñoom li ñuy fay fii la dugg boobu ëllëgee boo leen fay laat ñu sawar ci wante di fay loo xam ne duñ ko gis fenn duñ ko dégg fenn loolu jaaxal na leen. Blacta wax na ne dëkk bi fay ay recette moo fi amul te recette yooyu dafa wax ne léegi il faut ñuy fay mais fay googu 3 millions yi mu laaj est-ce que du ñoom ñoo toog ba parce que monsieur le maire nga wax kon léegi defe naa moom lañ dénk dëkk bi est-ce que du moom tey moo xool ba ne dafa jaadu pour ñu fay 3 millions loolu moo tax mu ñëw yokk ko def 1500. waaw léegi loolu bëj ñu mu yokk wante loo gis dafa am yoon woo war a jaar waxtaan ci nit war ngaa woote réunion avant ne leen màggal gii di ñëw bëgg nañ 1500 yi nga naan fay dañu ci bëgg a tegal yeneen 1000 francs wax leen lan moo tax ngeen teg ci 1500 yooyu su boobaa buñ ko déggee bu dellu jaadu danañ ko def bu dul lu jaadu ñu wax seen xalaat kaas ko ba del dem fa ne ko bëj ñoo fay ñoom ñëpp ñu ngi ni kenn bëñ cee fay ndax ñi ngi fay ndax yéen a ngi fay ay taxes chaque mois 1500 te 1500 yoo xam ne ñoom gis ñu ko fenn buñ bëggee ñëw tegal yeneen 1500 loolu moo leen jaaxal na keneen ku dul ñoom tamit ñun en tant que boo gis-gis mooy jaaxal moo tax ñu bëgg ko laaj loolu fan la ko teg. li ma la doon laaj ñoom nee nañ taxe yooyu noonu pour seen participation wu màggal bi la yow naka nga gisee taxe yooyu noonu ak fan lay dugg. kenn ku ne war a participation ndax murit en tant que murit fii ci Touba ñun bis boobu rek la ñuy waajal at ba at kon boog loolu bu la ko laaj sax yam sa xel ak sa bëgg sëriñ bi war ngaa waajal ba def ci lu raw loolu ñun bëj ñu ko wante dañ ne lépp loo gis loo xam ne da nga koy def ci wàllu yoon dafa war a jaar tegge ci yoon ndax diisoo mooy fa war a am 3000 tuuti na loolu ci fay ko ci dëkk bi wante dafa war a aw yoon teg ko ci yoon ñun en tant que ñun ak ñi ma àndal ak te yaakaar ni ñëpp ñoo bokk xalaat bisub Sëriñ Tuubaa jaral na ku ne boo sañoon kenn ko la cay dem ci mag lépp yaa koy def te ku ne loolu xéewal googu ngay ñaan wante dan na la maire yi buy fayee ay taxes ba ñoo fay taxes wante naka teg ci yoon wax lu yenu maana te buñ ko fayee pare nan gis résistance yi fan la koy dugal ak lan la ciy def bu fekkoon dafay yónnee ay ndaw avant ñu ñëw wax ak ñi xool seen ki nga xam ne moo leen jiite wax ak ñoom kooko mën a wax ak ñim jiite ban d'accord ci ay kaddu waan loolu def ko dafa jekki-jekki yebal ay ndaw yebal ànd ak ay agent ñëw bëgg leen forcé ci fay loolu te kenn loolu duñ ko nangu tey doon ndax réew mi du réew mu noteel rawatina Touba dëkk bu yërmaan la kon donc lépp lu fi def même sëriñ bi sax day diisoo ak nit ñi moo tax mu jël ay rakkam yu mat ay ndaw teg leen fi kenn ko mu dénk la loolu di la ko saytuloo kon boog loolu ñoom bala ñooy def dara dana woo taalib yi ak askan wi diisoo ñoom wax leen li sëriñ bëgg ñu xool na mu gën a rafet ñu def ko jël comme que ñoom ñooy def loolu nag jël naa Abdou Lahad Ka ak keneen ku mel ne moom dañ ko dénk loo xam ne dafa war di masla ak di diisoo bala moo jël benn décision mooy war a bu ëllëgee kenn du am loo koy ŋàññi kenn du am loo koy xebat te ñu ngi koy ñaan nag dëkk bi ñu koy dénk mu gën a góorgóorlu ci liggéey bi ndax ñun gisagut li mu fi def jërëjëf ñu ngi am mbégte di leen sant yéen waa Baol Média ndax lii bu ñu wax média lii moo tax bu askan amee jafe-jafe bëgg a wax seen xalaat bëgg ko jàll pour ñëpp dégg ko ndax dañ ne saafa mbir boo bëggee mu saafaro da nga koy jébaane bu fekkee ba waxee suuf du saafaro da nga koy wax ci kaw ndax mu jébaane ko ci woon ndax mu saafaro kon boog yéen ñu ngi leen sant amee cant goo xam ne am na fu mu tàmbaloon amul fu mu yem ndax yéen a ngi def li ngeen war yéen a ngi dem ci askan wi di xool seen i jafe-jafe di ci waxtaan ak ñoom di ko jàll ndax ñi ko war a dégg yëg ko ndax bu leen ko defu woon ñam fan bëgg moo àgg du faag kon boog ñu ngi leen sant di leen gërëm te daal di ñaan Abdou Lahad Ka mu seetaat entourage am seetaat ni muy doxalee ñu ngi koy ñaan ci turu population bi ci turu sëñ bi ak ci turu parti bokk gis-gis wasalaamaaleykum wa rahmatullah dina ko déggandoo li kàddu yi ñu wax ci kàddu yi rafet na daanaka wax nañ li leen naqari wax na tamit li ñu bëgg parce que lii tamit boo ko déggee man moom amul lenn lu ma siy wax damay bàyyi askan bi yéen ngeen tontul seen bopp waaw. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Salut chers auditeurs de Baol Média. Nous sommes là aujourd'hui pour dénoncer l'injustice qui est en train de se faire ici au niveau de toute la commune de Touba, je dirais même. Parce que on s'est levé un bon jour, voir des gens qui viennent nous demander à payer des tickets qui sont inexplicables. Voilà, et ils sont venus nous demander de payer 3 000 francs. Les 3 000 francs, alors que les 3 000 francs, nous ne savons pas ce que ça sert. Nous ne savons exactement pas ce que ça sert. Parce que nous avons toujours payé. Le gage de Kanyang a toujours payé. Il n'y a pas un mois qui a passé que le gage de Kanyang n'a pas exempté. On a toujours payé. Comment des gens qui ont toujours payé, maintenant qu'on vient pour une opération de Magal, maintenant on leur dit que maintenant on va payer autant que les autres vont payer. C'est ce que nous disons qu'il est injuste. C'est cette injustice-là que nous dénonçons. Et nous sommes prêts pour le combattre. Nous sommes prêts pour mettre tous nos efforts pour que ça ne se fasse pas. Alors, nous sommes réunis, nous les charretiers de Kanyang.
et tous les héritiers de Touba même, nous qui sont là, qui ont toujours payé, nous réunissons pour combattre cette injustice jusqu'à ce que cela ne se reproduise plus. Nous ne disons pas que nous n'avons pas payé. Nous pouvons payer certes. Mais la façon dont nous payons, c'est cette façon-là que nous dénonçons. Parce que on ne peut pas se lever un beau jour pour nous. Avant de nous imposer de payer, il faut nous concerter. Parce que nous qui connaissons le milieu, nous qui sommes dans le milieu, nous maîtrisons mieux que ceux qui sont là en train de collecter nos argents. Alors nous demandons que ces gens-là qui sont dans le milieu puissent être recrutés pour qu'ils fassent ce travail même. Donc vous voulez dire que le maire, actuellement, il ne vous a pas informé et il s'est venu du jour au lendemain pour vous faire payer? Il ne nous a aucunement informé. Il est venu, c'est hier qu'il est venu, que nous voyons ces agents-là nous demander de payer 3 000 francs. Alors que, un mois avant cela, il devait nous mettre au courant que les collectes que nous faisions durant toutes les opérations de Magal, c'est en train de se préparer. Là, nous mettrons en garde nos gens qui sont ici, nos gens qui travaillent avec nous, pour qu'ils puissent vraiment se préparer à payer ces taxes. Parce que nous ne disons pas, nous ne refusons pas de payer encore une fois. Mais il faut que cela se mette dans des règles très concrètes qui nous savons vraiment que l'argent que nous payons a un but précis dans la mairie. Merci. Mais il paraît que cette somme que vous payez, c'est pour la préparation du Magal. Comment voyez-vous ça? La préparation du Magal, tout un chacun ici, à Touba, tout un chacun donne sa participation au Magal. Mais la façon dont il nous le demande, c'est cette façon-là qui ne nous plaît pas. Nous, chacun, tous ceux qui sont ici donnent sa participation au Magal, qui le payent au niveau de chèque ou dans un autre domaine. En tout cas, l'essentiel est le payer. Mais c'est la façon qui nous dérange. On ne peut pas lever un bon jour, je l'ai dit et je l'ai répété, on ne peut pas lever un bon jour, aller dans un milieu, leur demander de payer quelque chose qu'ils ne savent absolument pas, là où son utilité. C'est ça que nous dénonçons vraiment. Ok, comme vous l'avez entendu, il a presque tout dit. Il a dit des choses pertinentes. Donc on va vous laisser avec lui, il va dire son dernier mot, autant pour moi. Voilà, monsieur le maire Abdoulaye Ka, je vous sollicite. Et nous exigeons à ce que vous nous appelez, nous qui sommes dans le milieu. Nous exigeons que ce travail-là, ce sont les héritiers eux-mêmes qui doivent le faire. Ce sont les héritiers mais même s'ils ne le font pas, il faut qu'ils s'y sentent. Il faut qu'ils soient impliqués là-dessus. Il faut que les héritiers même aillent tenir des réunions avec la mairie, aillent tenir des réunions avec la commission des transports. Mais être dans un milieu qui... On se lève un bon jour de te demander que tu vas payer. Là, vraiment, nous ne sommes pas d'accord. Et nous mettrons tout ce que nous pouvons faire pour ne pas le faire. Okay. Veuillez nous rappeler votre nom, s'il vous plaît. Je me nomme Dambagnas, secrétaire général de l'association des transports hippomobiles ici au niveau de Touba. Comme vous l'avez entendu, nous vous remercions Dambagnas et merci beaucoup pour ces éclaircissements.